rendez-vous de Sénégal 7 le rendez-vous de Sénégal 7 comme ni ñu koy defee du lundi au jeudi da leen di accompagner ci ay thèmes d'actualité yoo xam ne rek ñeel na politique bu réewu Sénégal wala sax lépp rek loo xam ne ñeel na lu soxla askan bi lu moo tax aujourd'hui pour débattre de ces thèmes je reçois sur ce plateau Abdou Karim Xrum-Xax coordonnateur du mouvement Nittu Dëgg Valeurs salaamaaleykum Abdou Karim. maaleykum salaam bi tey maa ngi lay ziar bu baax ma sœur noo def maa ngi lay ziar. sant yàlla bu baax. maa ngi lay nuyu di la bëggee xam nga di ñaan yàlla rek bañ fa wax lu ñuy xeebee. namoon neen la internet du Sénégal c'est namoon neen. waaw dëgg la waaw fi moom sama kër la fi moom sama kër la waaw. merci beaucoup Abdou Karim comme ni ñu koy defee à chaque fois dañuy dugg rek suñu vif du sujet par rapport à l'actualité phare d'aujourd'hui nag moo nekk recrudescence Covid-19 bi nga xam ne seetlu nañ ko un peu partout ci Sénégal ñu gis ne le président Macky Sall le 6 janvier bi passé gannaaw ba mu amee benn ndaje ak conseil du comité national de gestion des épidémies moom jëloon na ab ndogal rek décréter li nga xam ne mooy couvre-feu à état d'urgence ci diggante Dakar ak Thiès ngir rek feebar bi dëddu Sénégal waaye dafa mel ni comme gannaaw ba mu décréter boobu la couvre-feu maladie bi mu ngi gën di wéy di tegu ci dëkk bi bu baax ñu gis ne ay décès ñu ngi ci am bu bëri cas communautaire yi moom explosé na un peu partout donc ban lecture ngay def ci couvre-feu bi ak recrudescence yi nga xam ne seetlu nañ ko ci biir maladie. waaw mais bi tey dafa am ñaar yu am quoi si wàllu Covid bi. ni ñu waxee ni feebar bi mi ngi gën a propagé wu et tout que mi ngi am ay décès et tout dafa augmenté wu dafa dem ba c'est-à-dire man dafa am ñaar bu jiitu mooy d'abord man personnellement. ñun suñu gis-gis mooy man gëmuma ni ñoom li ñuy wax gëwuma ko. ah bon gëwuma ko am naa si droit nag am naa droit ni man gëwuma ni ñoom li ñu waxee ni feebar bi noonu lay propagé wu ak noonu la demee man gëwuma noonu la demee li tax. beneen bi mooy c'est-à-dire xam nga crédibilité. masse dafa baax si doomu aadama te ñun suñu njiit yi dañoo perdre seen crédibilité. ba mënuñu wax ba askan wi dabe wala mu gëm leen ci li ñuy wax parce que dañuy wax duñu wax dëgg dañuy doxal loo xam ne dañuy tere dara te ñoom ñoo dañ ciy dëkk. la preuve anniversaire wu seen parti bi l'autre jour bi Macky Sall dafay anniversaire parti et tout gis nga bi ñu koy def fan la ñu fekk ci lan lañ tolloon. inauguration bi ñuy bërki dem benn simple pont la ñu doon inauguré gis nga leen ci. ñoom ñoo si nekkoon encore c'est-à-dire dama bëgg wax ni ñoom au fait ñoom dañuy interdire loo xamante ni di jël feebar di ko teg foo xamante ni ñoom seen jëm bopp ñoom moytuwuñu noonu feebar bi. c'est-à-dire li ñuy bëgg askan bi doxal ko li ñuy bëgg askan bi doxalee ko. ci côté mesure barrière. éviter rassemblement yeeg yooyu yëpp ñoom ñoo koy njëkk a jalgati ñoom les autorités. donc ñaar yooyu la moo tax man mënuma gëm loolu léegi nag loolu ñoom ko ñuy waxee seen statistiques yi di expliquer que tant de personnes yokk na fii région bi yokk na fa man gëwuma loolu man gëwuma ko quoi parce que ñi koy wax ñoo ma doyul déjà damay xaar ay experts. ay ñoo xamante ni ñoom déjà ñoo xarañ ci wàllu feebar bi ñu wax ñu lu ñu mën a dégg ci feebar bi d'abord may xaar aussi tamit ñoo xamante ni tam ñoom niroon nañu par rapport ak li ñuy woote ci Sénégalais yi. buñ ne feebar bi yegg na fii ba tax ñu def ay état d'urgence xam nga teg ay couvre-feu fi ñu toll nii dëkk bi et tout yooyu yëpp ñoom aussi ñu comporté woon noonu. moom au fait xam nga nag compagnie bëgg wax c'est-à-dire moom revenu mu saa muy feeñ ci ñoom quoi muy reflété par rapport ak ñoom li ñuy doxalee. moo tax man mënuma gëm loolu mënuma ko gëm. benn coronavirus du feebaru africain coronavirus li muy def Europe du ko def Afrique te loolu expert borom xam-xam yëpp ci àdduna bi ñëpp a ngi suivre coronavirus bi ñëpp a ngi koy suivre dañuy wax dëgg rek ñëpp xam nañ ni la muy def Europe la mu fay rey la mu fay kii dafa ko Afrique. rawatina suñu réew yi nga xam ne ay Sénégal yi nga xamante ni bi ñuy njëkk def premier couvre-feu bi dañu amoon 1500 cas xaw ma 2000 cas. am 1500 guéris xaw ma. xam nga ak ay ñoo xam ne c'est-à-dire pour wax la ni la ñun man gisuma loo xam ni tax na feebar bi egg fii ci Afrique egg boo xamante ni tax na ñu dugg ci conditions yi ñuy dundee ak jafe-jafe yi askan wi dund. d'accord mais Abdou Karim est-ce que bu ñu xoolee deuxième vague bi ak virulence bu mu am au niveau de l'Afrique rawatina fii nii au Sénégal parce que mën nañoo wax ne carrément week-end bi rek nit ñi ñu ngi table ay morts yoo xam ne fu mu toll ni Sénégalais yi sax yaakaaroon toon ne dinañ yegg si à ce stade donc tey est-ce que amul beneen posture boo xam ne rek Sénégalais yi war nañ ko taxawee aussi kay Abdou Karim. non c'est-à-dire xam nga moom laa lay expliquer xam nga gis nga vite. gis nga kilifa dafa baax si réew. mais njiiti bu ñu deful lu ñu war a def. est-ce que nekkul les Sénégalais yi ñoom ñoo war a jël seen propre responsabilité. nan la nit yi defee li ñu war a def nan par exemple wax ma nan c'est-à-dire lii yëpp pour man business la rek te il faut oser le dire business la rek c'est-à-dire man gisuma benn pour man daal subvention yeeg fondation Bill Gates yeeg yooyu xaalis bi moo duggagul pour vaccin bi rek fi mu ne maxi bu la ñuy encaisser rek après di lever yi yëpp. business la rek. donc man loolu laa gëm quoi wax dëgg yàlla. li nag Sénégalais yi seen matuwaay c'est-à-dire organisation
ci réew éducation nit ñi ni ñu war a doxalee ni ñu war a organiser loolu si nit yi la en personne si nit yi la en personne quoi si parce que du lu ñuy yaakaar ci gouvernement wala ci ay nit yoo xamante ni ñoom seen jëm bopp respecté wuñ sax seen bopp te chaque fois bu ñu wax du ñu wax dëgg xam nga ndax yaa ngi may dégg bu baax a baax feer mi ngi fi ñu ne mi ngi augmenté mi ngi nangam gëw ma ko te fekk amuñu lu ñu bëgg te Macky Sall mi ngi profité ci feebar bi di gën a yokk dooleem di gën a am doole di gën a noot askan bi dina gën a fitnaal yàlla xam na ni man autorité Sénégal yi Macky Sall ci boppam laa gën a ragal que coronavirus bi moo gën a grave coronavirus bi d'accord li muy teg askan bi moo gën a metti coronavirus bi il faut signaler que fu mu toll nii 12 jours yi nga xam ne le président de la République Macky Sall décrété woon na ko ngir rek ñu amal couvre-feu bi à état d'urgence bi jeex na démb tey jii nag sénégalais ñu ngi xaar le président de la République Macky Sall par rapport ak prolongement bi nga xam ne mooy couvre-feu bi ak état d'urgence bi est-ce que tamit ak cas yi nu muy explosé ak tamit nit ñi naan recrudescence ñi naan wàllum vaccin est-ce que yaakaar nga ne le président Macky Sall dina dellu ginnaaw par rapport ak couvre-feu bi est-ce que yaakaar ñu demaat ba si beneen deuxième couvre-feu wala sax dem ba confiner tous les régions du Sénégal parce que fu mu toll nii mën nañu wax ne Kaolack Touba ak même Diourbel fu mu toll nii ñoom cas yi explosé na fa bu baax. dañ leen ni c'est-à-dire genre jeu la boo xam ne dañ koy jouer par rapport ak seen ni ma ko expliqué di wax ne lieu bu nekk ñi nga xamante ni peut-être xam nga ñëpp xam nañ ni bi ñu bëggee def couvre-feu am na ci ay marabout yoo xamante ni ay guides religieux ay xalif yoo xamante ni dañu bañ ne ñoom kenn du leen defal état d'urgence foofu noonu seen locataires yi mel ni ay Touba ak kenn Kaolack dégg nga xalif Léona Niassène bi ni mu waxee et tout mais ils sont obligés de yokku kaa yi foofu ils sont obligés de yokk gars yi foofu pour mën a suba bu ñu nee dañuy def confinement dañuy confiné wu foofu dañuy def état d'urgence pour foofu couvre-feu bi yegg fa il faut ñu indi leen alibi quoi loo xam ne mooy nekk lu palpable lu ñu mën a teg pour mën ni feer bi kat yegg si na fii il faut ñu def nii xam nga li ma la lii kese la man coronavirus li ma si gis mooy c'est-à-dire ñoom les autorités ñoom sénégalais yi ñoo leen ñorul sax ñor bu tax ñu war a mën a taxawu sénégalais yi taxawu bii nii ba fitna leen fitna bii nii à chaque fois bu ñuy jóg dafa am yeneen ñu ñuy gis Macky Sall lu mu def si politique lii yëpp dafa am leneen lu mu ci jublu man loolu laa gëm am na lu muy insinuer te xamuñu ko te xam naa ni ci dina leer du yàgg dara mais du feebar bi moo tax ndax feebar bi deful Sénégal li fi luy nii couvre-feu bi li muy def Sénégal feebar bi dafa ko Sénégal loolu laa la wax léegi yeneen région yi jàngu xale yi man maa ngi am problème si jàngu xale yi déjà ñi nga xam ni année bi passé déjà dañu am ay retard yu doy waar encore ñi ngi dara amaat te ragal naa ni Macky Sall li muy def nii bu tey bu génnee day prolonger affaire bi gën a yéegal baax bi gën a sóor parce que xaalis bi duggagul ci fondation bi géej bi affaire bi duggagul il faut Sénégal ñu ne noo kaay garaaw na yokk nañ ko bu xaalis bi duggee rek après ñu lépp business nañ ko def mais nañ yërëm Sénégalais yi nañ yërëm Sénégalais yi quoi coronavirus amul fii doole coronavirus amul doole Sénégal am na nag feebar bu am la baaxul am na xam nañ ñu ngi def extérieur lu nekk surtout ci tubaab bi mais amul doole Sénégal li ñuy yàq ci couvre-feu di ko yàq ci dóor ay nit li ñuy yàq ci ay nit di daj coono boo xamante ni da ngay gis nit ku doxee jàmm gën ku doxee Petersen ba jàmm gën ay maire ñu leen di boot ay jafe-jafe oto nit ñi di buuxante condition dund yi metti ki doon jaay sama yaay bi doon jaay fondé wala muy jaay cere ci potu ci xaar potu courant bi lampe courant koñ bi tàkk mu dem ci foofu lal ko fa gaaw am lu mu jox xale yi suba ñu ndékki mën a jàngi mënul jaay boutique baa ngi gaaw a tëj taximan bi liggéeyu nit ñi kon li ñuy dund ni mettee noonu corona bi def fi loolu dañ waxante dëgg rek Sénégal ñëpp accepté nañ ni même ñi ñuy décédé sax maa ngi koy déglu ci benn ak kii borom xam-xam bu màcc wàllu ay kii statistique affaire u décès yi nii muy expliqué naan mu naan nombre de décès yi am Sénégal sax corona bi romb quoi chaque fois Sénégal chaque année mu day am ay plus de 200 et quelques morts chaque jour day am plus de 200 et quelques morts mu ne 300 et quelques morts c'est-à-dire loolu mu ne corona bi romb donc alors lan moo fi jar lii pression bi Sénégal yi di dund nii lan moo ko fi jar te da koy prolonger li tax mu koy prolonger du Sénégal du coronavirus poche bu bënn la te fondation yaa ngi jug vaccin yi bëgg nañ mu dugg te vaccin yi xam nga boo nekkee si ay Union européenne bokk seen lëkkaloo yooyu nga xam ni seen accord diplomatique yooyu noonu pour nga mën a nekk ci bain bi nekk jot si subvention yi jot ci xaalis yi il faut nga def ni ñëpp di def mais xam nga ne boo nee France bu fekkee France dafa taw Sénégal day tooy France bu tawee Sénégal day tooy si vaccination yooyu laa bëgg Abdou Karim Gueye Crompra ñu wax parce que peut-être ñu mel ni yow gëmuñ ne feebar bi am na benn virulence fii suñu dëkk yi mais est-ce que tamit bu ñu xoolee rek Abdou Karim lu xew un peu partout au niveau de l'Europe les États-Unis le Brésil nga xam ne mu nekk wax ne fu mu toll nii moo nekk deuxième pays bi nga xam ne Covid-19 bi mu ngi fay def ay ravages yu bëri avec ces lots de morts tey jii est-ce que waruñoo dem vers ces vaccins. ok man moom laa la wax xam nga man su ma
bu ñu joxee statistique bi ñu waxee ñu ne feebar bi mu ñëwee première vague bi comme ni nga ko expliqué quoi. comme sànq li ma la wax. ñu ne y avait plus de 2000 cas. ñu ne